actu politique bi ni ma ko junjee woon ci ndoxteel gi rek mu nekk président Macky Sall bi nga xamante ni ñu ngi doon xaar mu daral cadre unitaire de l'islam jàmmi réew mi ak ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo tënku rek boole këru kilifa diine yi ngir rek fexe ba ni nga xamee ni daal mën nañoo signer charte non violence bi nga xamante ni daanaka jur na coow depuis semaine bi nga xamante ni moom la ñu nekk ñoom nag ni ki démb chef de l'État mu di njiitu réew mi Macky Sall dalal na leen ca Palais ñoom nag daanaka waxtaan nañ démb waxtaan wu yaa li nga xamante ni jëm na ci charte non violence bi ginnaaw ba opposition bi ñu ci bëri ŋàññi ki ci gën a fës moom mu di leader bu Pastef Ousmane Sonko nag ne du ko signé moom président Macky Sall daanaka dafa mel ni ku fëlee beneen côté ndax nee na coalition Benno Bokk Yaakaar pare na tey ji ñu daal di signé li nga xamante ni moom moo di charte non violence bi ni mel pare na sax ngir daal ñu tëral ci benn kon këyit boo xamante ni dina ko xaatim mu ñuy wax ni bonne conduite yoo xamante ni dinañ bokkandoo ñoom parti de l'opposition ak ñoom ñi nekkee au pouvoir ñu boole ko xaatimandoo ngir fexe daal ba élection yu dal ak ñi nga xamante ni caabi da leen féete ginnaaw te ñu ciy wax wàllum politique ak ñi nga xamante ni moom moo jëm daal ci violence bi ni muy demee te léeg-léeg ñu ne nguur gi ci ñoom lay jugee parce que ñoom ñoo di xokkatal askan wi mu mën a dakk loolu nag ginnaaw gi ba waxtaan wi yaawee loolu accord boobu nag la ci président Macky Sall daal di dugal mu mel ni nag tey ci mun nañu yaakaar ne ci accord am boobu mu wax ni dina ko signé dina tax tey bu Ousmane Sonko tam mën a signé charte bi bokkoon na ci exigence am mu ne fileeg demuñu wax ak président Macky Sall ba moom en tant que chef de parti président wala jiite coalition Benno Bokk Yaakaar signé loolu ñu mën ko signé parce que moom jàppoon na ni du jënd jaan ci pax te lu ci bëri ci ñoom itam jàppoon nañu dil la entre cadre unitaire de l'islam ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di parti au pouvoir bi parce que jàpp nañ ni lépp daal ndëgg sërëx bu ñu leen di lalal la ba ñoom bu ñu njëkkee signé lépp lu amaat ci violence wala leneen loo xamante ni ay manifestation la ñu joxal leen ci baaraamu tuuma. Donc aujourd'hui président Macky Sall on peut dire il a un peu montré l'exemple xamuñu nag ndax politique moom moo ko lal parce que gis nañ coow li xew bërki démb Gaston Mbengue APR la bokk te violence bu ñuy wax du violence physique donc violence verbale itam ci la bokk te yëkkati na kàddu yu ñaaw yu jéggi dayo lu jëm ci wàllum waaso ak xeet teg ko ci deru benn candidat mu di Barthélémy Diaz et Euhlou Diazène yi nekk fii nga xamante ni ci Sénégal aujourd'hui ñu doon xaar Ousmane Sonko génn na ci entre autres politiques di xaar moom président Macky Sall mu autosaisiru ci wàllu wi génn jël ay sanctions teg ko ci kaw ki nga xamante ni moom moo di Gaston Mbengue ginnaaw bu ñu xoolee ni réew yu bëri li ko taal moom moo di wàllum xeet wàllum waaso te Sénégal soriwante na loolu ak dëkk yooyu nga xamante ni loolu taal na ko jëm ci wàllum politique on peut citer génocide bu Rwanda loolu moom moo ko taaloon tey jii ñuy yaakaar ne ak fi jamono toll ay jamono yoo xamante ni doon nañ fi wax Ousmane Sonko fii la bokk kii fii la bokk ba loolu ñu waxtaanee ko woon ba mu dal donc lii bu génnee en tant que mag boo xamante ni génnee nga kàddu yoo xam ne ñu ci bëri jàpp ni du lu responsable nga génnee waat ko di ko confirmer te voilà ci turu ki nga ko wax aussi dégguñu kenn ku condamné yooyu kàddu mu mel ni dañ ci ànd donc ñiy xalaat ne est-ce que tey jii du lu kàddu boobu génn ak ni ñu ko ŋàññee ba kilifa diine yi ŋàññi ko moo tax tey mu d'accord ni dina signer charte non violence bi nga xamante ni tey l'opposition bi bañ na ko mu mel ni da leen yey mais en tant que chef de l'État ku ñuy jiiñ dëmm doo soccoo yeelu liir aujourd'hui mënuñu war xaar en tant que ki jiite réew mi ki war a garantir sécurité nit ñi quand même ñu ñëw di ko signer loo charte bi mu koy bañ tey jii lu opposition bi bañ moom dafa nekk ci droit wu tey jii mu nangu ko parce que Ousmane Sonko joxe woon na ay raison jox na leen ultimatum boo xamante ni waroon nañ ko régler tey jii régler na ko dina nekk loo xamante ni dina doon loo xamante un peu satisfaction la on sait ou pas mais dina tax ba violence bi ñuy wax ni mu nekk loo xamante ni kon dina dakk léegi bu ñuy wax un peu ci violence bi ba tey ci waxtaanee ko ngir mu dakk moom moo waral tamit mu daat ci wax loo xamante ni lu am solo la démb cadre unitaire de l'islam ñoom tam wax nañ président Macky Sall wax na leen xibaar boo xam ne ni moom moo di fexe na ngir delloo droit civique
ñi nga xamante ni moom moo di Karim Wade ak ki nga xamante ni moom moo di Khalifa Sall c'est à saluer si toutefois mu respecté boole kàddu ya ca jëf ja parce que on se rappelle en 2019 il avait promis tey mu def benn ndaje ëngam loo ko xamante ni dina tax ñoom ñi mu amnistie leen te loolu ba tey ça tarde toujours tey jii bu ñëwee ci stade bi itam mu ne dina ko def am na lan moo tax mu koy def parce que Macky Sall il est toujours ci ay calcul politique te Sénégal ñu ngi doon laajte ba nëgë ni kan mooy tey doon premier ministre bu Sénégal bi ñuy xaarandi léegi tey jii bu ne dinaa amnistier wala boog dinaa leen delloo seen droit civique xel itam mi ngi commencé ñaaw. parce que ñi foofu sax sori na parce que en 2000 mars bi passé nii. am na angam bu amoon. am na lu mu diggante woon ba léegi. kenn xamul lan la nii non kenn xamul lan la. tey jii nu mu ci wàllum politique kon nu mu ci d'accord ak waa cadre unitaire de l'islam c'est comme si il était en train de préparer. tey jii li ñëpp di def ay suspicion ndax est-ce que du Karim Wade moom mooy doon premier ministre Gloria bi ba tey xamuñu ko mais xel mën na cee ñaaw 2019 loo waroon defoo ko nga xaar tey jii ba ñu toll fii nga ne da nga koy def aussi ne ginnaaw waxtaanu cadre unitaire de l'islam bi tamit war nañ cee sànni gët xoolaat lan moo tax mu waral loolu noonu mais bu ko defee tamit dina fekk ci bëgg-bëggu opposition bi di sàkku ci ñu delloo leen seen droit civique c'est comme si que benn parti ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall dafa nekk di tendre l'oreille attentif à ñi nga xamante ni ñoom ñoo di opposition bi jaarale ko ci répondre li nga xamante ni moom moo di bëgg-bëgg cadre unitaire de l'islam loolu point d'interrogation la bu ñuy xool pourquoi mu xaar ba nëgën ñi di door a wax li nga xamante ni diggee woon na 2019 ni dina ko def alors ci beneen partie aussi bu ñuy wax ba tey jëmmal rencontre boobu ci wàllum politique ak dal am na lum ca àddu jëm na ci liñ ko doon xaar lu bëri moom moo di li xewoon ci diggante Barthélémy Diaz ak yoon président Macky Sall nag àdduna ca jëmle moom nag nee na yëgul woon sax ni Barthélémy Diaz day wuyu ji yoon loolu la wax démb mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa demoon ne moom comme lu bëri li nga xamante ni day faral di xew ci presse bi la koy xamee day jekki-jekki rek voilà gis nee na dafa jekki rek toog gis ne Barthélémy Dias day la war a wuyu ji pour un peu tey wax ni il s'en lave les mains ci li nga xamante ni xewoon na parce que nee nañ moom moo ko waaw moom dan la ne wax moom moo ko commandité moom moo génn ngir faagaagal ay adversaire politique am genre man yëguma li xew xaw ma li xew te nag am na lu mu leen ci tegal ne man de su ma yëgoon ni yoon da koy def dinaa ko wax bul woo Barthélémy Dias dafa répété li mu waxoon jamono émotif yi amoon marché Sonko ni que moom yëgul lan moo xew répète les mêmes choses ba pare dëggalaat encore que ni am na monopole ci justice bu Sénégal bu fekkee noonu la parce que nee na su ma ko yëgoon man de dinaa wax tey attekat bi bu mu woo Barthélémy Dias na bàyyi ba élection yi passé comme pour répondre Babacar li nga wax mu ne man dossier yu bari maa ci teg sama loxo su ma ko teggi woon dëkk bi tàkk kon nag bii ba mu ko yëgee tam ñu ngi ko doon xaar ne am na mënoon na ci teg loxoom tey jii parce que dara du wees dem nañu renvoyer ko mun na ci teg loxoom ni nañu xaar ba élection yi ñu reprendre ko loo xamante ni mën na taal dëkk mun na jaaralee fii ci charte non violence bi ñu tegandi ko ba tey jii ba ñu xam ku nekk foo féete ci élection yi mbir mi daal donc tey jii justice moom mooy pouvoir exécutif lépp ci moom la tënku tey jii suñu ñetti pouvoir yu ñu am yépp ci Sénégal donc lu mu bëggul mu am du am donc ali bi amu fi donc président Macky Sall li ñuy soxla ci moom moo di lii mu chartoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di cadre unitaire de l'islam tamit mu jëfee ko bu mu doon ay waxi kasaw comme que exigé woon nañ ko lii la Ousmane Sonko waxoon tey def na ko amaana nag ñun tamit ñi ngi xaar Ousmane Sonko bu Macky Sall moom xaatimee moom it mu xaatim lépp lu jëm ci ay propos tamit yoo xamante ni jàpp nañ ni mun na indi wàllum féewaloo wàllum ku ci nekk taxaw position de guerre loo xamante ni dina tax askan bi génnaat buñ ko tenir te ñu mel ni Gaston Mbengue ñii ñu leen di woo ci ruq itam di leen wax lan lañ war a wax parce que violence verbale la mu taal moo ëpp sa violence physique bi voilà mu toll nii te magum jëm yi ngay gis ñuy toog ay da di wax lu leen neex te benn daan du tegu seen kaw c'est vraiment malheureux tey gis nañ excusez-moi léegi lañ ko doon waxtaanee Mame Matar Gueye wax ñu modifié 24 heures mu dem wuyu ji parce que dañ ko bëggoon leeral tey Gaston Mbengue wax li ni mel wax boo xam ne mën na taal réew wax boo xamante ne xeet ak waaso la amul benn topp boo xamante ne nee nañ ko lii ak lii ak lii c'est dafay nekk kumba am ndey kumba amul ndey finalement ma ñoon alors man loolu aussi dama bëgg ñu préciser benn mbir mooy
souvent ñu bañ a jaawale ki nga xam te il se réclame être ami ou bien proche du président de la République ak ki nga xam te c'est un ami du président de la République. Parce que Gaston ngeen baal ma dañ koy dégg à chaque fois moom mooy wane ni mooy wax ni. xaritu président de la République la. mais Gaston Mbengue amul benn carte buy wane ne moom il est de l'APR. politikaanul juste à chaque fois ci plateau. moo ko wax dañ koy non par contre moom moo ko wax. non je suis un ami et je soutiens. waaw d'accord waaw déglu ma. amul carte dañuy waxtaan dama ne. je soutiens kay jeex mais amul carte non c'est que il faut ñu d'accord aussi ci benn affaire xam man kii politique man. mais dama jàpp ne politique mooy il soutient Macky Sall. waaw déglu ma dama ne moom il se réclame être un ami du président de la République. mais il est politique que promoteur. et il soutient il est beaucoup plus politique que promoteur parce qu'il dit que je soutiens Macky Sall. dàquma loolu dama ne moom Gaston Mbengue Macky Sall ci ban fànn la koy soutenir. waaw doo mën a ci làmb ji de. dama ne Gaston Mbengue maanaam est-ce que li muy wax. ay conseils peut-être. li muy wax dama li muy wax est-ce que Macky Sall moo ko digal mu wax ko est-ce que Macky Sall moo ko sant mu wax loolu. waaw loolu moom leerul. très bien foofu laa bëgg ñu waxtaanee. que ne moom mu ngi wax ay bourdam di dem mais est-ce que ça engage le président de la République Macky Sall xam nga nag tey jii mën nga ne ma xaritu Aïda Mbène Niass laa di wax say wax te li ngay wax peut-être Aïda Mbène Niass santu la ko santaanu la ko aussi pour juste wax say wax pour neex Aïda Mbène Niass ça existe dans loolu laa bëgg ñu d'accord ci dama ne juste rek ñu def équilibre bi ñu bañ a jaawale ko ci peut-être que ne moom dafa far ci président rek dafa ànd ak président Macky Sall ko bokk moo tax muy def lu ko neex peut-être moom ci boppam day def li muy def te Macky Sall sax yëgul tinul ça peut être mën na nekk ci côté boobu mais nag ci côté boobu bu fekkente ni jëf na ci côté boobu bu fekkente ni jëf na kuy woote wu ne yow sa xarit la buy wax dara pour lu la neex war nga mën a taxaw en tant que président de la République recadrer ko ci wàllum recadrer ko wala li ñu war a doxal comme yoon effectivement alors pour que ça fait presque plus de dans les normes ça c'est fait plus de évident 24 heures bi mu defee li muy def c'est pas la ba pare première réaction fois amul encore muy ñëwaat encore di insister waat ci li mu wax te ba jusqu'à présent dara fekku ko ci d'accord c'est évident il faut aussi que ñu xam ne ci réew bi ñu nekk aussi loolu dafa xaw a tumuranke quand tu es proche wala sax ngay réclamer ne rek man mi xaritu président de la République laa lu ma neex laay def te lu ma def après dara du ma ci fekk. tu te glorifies. foofu aussi ça pose problème. mais ak lu ci mënti am rek dama bëgg rek ñu xaw a téye ci débat boobu noonu que pour responsabiliser le président de la République Macky Sall ci wax jooju nga xam te nii sa waay wax na ko ndax wax ji kenn du ko rafetlu wax ju ñaaw la wax ju nga xam te nii Aïda wax na ko léegi lu ci mel ne génocide Rwanda wax yu mel nii rajo à travers la rajo moom moo taxoon mu am donc ñun aussi les journalistes dañu war di quand même xoolaat bu baax a baax suñu invité suñu papa la. jouer suñu rôle ci violence verbale yi quoi. quand quelqu'un bu waxee yenn wax yi ni ci plateau bi. soo ko mënee recadrer yaa ngi dégg mu bañ a jàll aussi que soo ko mënee censurer ça aussi nga censurer ko mu bañ a jàll nga dagg ko c'est possible. parce que émission bu mu ko doon wax foog naa nekkatoon direct c'est une émission enregistrée. donc mënoon nañu couper wax jooju noonu dindi ko. mais pas bàyyi ko mu jàll après muy andi yenn coow parce que problème boo amee ñun ñëpp ñoo koy am et ñun aussi dañu war a participer ci stabilité li nga xam te ni moom moo nekk réew mi. maintenant par rapport ak li nga xam te ne moom moo nekk wàllum tey jii nii cadre unitaire boobu noonu nga xam te ni dañu ñëw ngir gis le président ngir jàmm c'est bien jàmm la ñu bëgg ci biir réew mi jàmm la ñu soxla ci biir réew mi mais bu ñu fàtte ni le président Macky Sall moom moo fa woote woon dialogue politique bi yu bëri waxoon nañ ko fi wàllum amnistie Karim Wade Khalifa Sall yooyu yëpp mu ngi woon ci biir pour ñu waxtaanaat ko defee Sénégal nekkaat ci jàmm ñoom ñëpp ñu rétablir leen seen i droits civiques mais est-ce que lan la aboutir est-ce que am na donc quand le président de la République Macky Sall ñëwaat tey jii ne bon pare na pour def lii def la man j'en doute fort parce que aussi ku la dig at Sénégal gii ñu nekk lan lañu baaxantoo ku la dig ndékki su la joxee ku la dig añ su la joxee ndékki war nga ko gëm donc bu fekkee ne ki la dig ndékki ba pare joxu la reer est-ce que bu la waxee war nga koo gëm ça c'est une interrogation sénégalais ñu seetaan ñoom ñoo xam lan la ciy tontu en tout cas comme li Aïda wax daal surtout nous la presse war nañ ci am benn taxawaay boo xamante ni parce que presse am na pouvoir boo xamante ni déjà ñun ñoo nekk 4e pouvoir au monde nekk na loo xamante ni ñun buñ ko ñaawalee rek dafay ñaaw bu ñu bàyyee invité yi ni mel di wax lu ñu neex suñu plateau pour lan yaanaa ñoo xamante ni gros titre lañ ci wër ñii buzz lañ ci wër ñii même kiy présenté day naan naa fi jaar ñu xamaale moo leneen alors que c'est pas ça y a des choses yoo xamante ni dafay taal réew nañ arrêté on n'a qu'à arrêter vraiment mën nga def sa émission ba mu neex te du dégénérer mais vraiment on voit de plus en plus ay plateau yoo xamante ni nañu ma baal mais c'est vraiment autre chose. Rose jëng lay gën a nduru Aïcha boo xoolee lii ay demeen wax
ci charte de la paix bi man damay andiwaat rek kàddu yi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko yëkkati woon gannaaw ba mu bañee ni moom du daal di rek signé ndax li mu doon wax dafa mel ni tey ñoom yey nañ ko jox nañ ko dëgg li tax jox nañ ko dëgg mooy tey ki nga xamante ni mooy Gaston Mbengue ñëpp xam nañ ni ku jege njiitu réew mi la da koy bàqoo di ko tiitaroo fu nekk tey casquette politique boobu muy taxawee dafa wane ni carrément moom dafa takk ripp ci APR kon kàddu yi ni mel bu ko yëkkatee mu doon kàddu yoo xamante ni ñëpp koy ñaawlu dem nañ bay wax apologie génocide donc mu nekk kàddu yu doy waar sama confrère yi sànq wax nañ ko man dama koy ñaan mu toog mu seetaanaat génocide bu Rwanda mu xool li ko andi ndax ni nga ko mañoon waxee ci rajo la information bi jàlle et ça a dégénéré moo raw nga toog ay caméra team la nga wax li nga wax ba pare dawoo ci saala yaay ndeera li ñuy waxaat ci presse bi mu génnaat di def beneen sorte ñu demaat dégg ko seen ay micro muy jaaraat ci kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati woon di wane ni regretté wu ko alors là c'est grave tey bu ñu nee dañu bëgg andi li nga xamante ni mooy jàmm ci réew mi c'est bien beau que njiita réew mi mu ne moom dina ko signer dina ko doxee dina ko mais mu jëfee ko la ñuy gën a xaar parce que tey wax ji yëpp ñu jëfee ko la ñuy gën a xaar tey ki nga xamante ni mooy Gaston Mbengue sànq Babacar wax na ko dañ doon xaar à ce que yoon woo ko ñu xamal ko ni li mu def du dëgg du yoon parce que tey lii ñëpp ko ñaawlu et puis mbirum waaso dafa doy waar ba nga xamante ni tey mënoo taxaw ni da nga bëgg stabilité ci dëkk ba pare yooyu wax di jug ci dëkk bi te réaction amu ci tey li ñuy toppee Mame Matar Gueye je pense que lii sax tamit du ma ne moo ko gën a garaaw mais ñaar yëpp mën nañ ni garaaw na moom woo nañ ko entendre nañ ko gis nañ ni loo xamante ni buggee waxeewu ko noonu waa defeewu ko noonu mais kii taxaw ni li ma wax maa ko wax maa si jaaraat reculé wu ma daw ma ci saala yaay ndeer mais on est dans quel pays dëkk boo xamante ne lu waaye neex def donc tey lii Ousmane Sonko doon wax mu ngi waat ni mooy ni que charte de la paix boo xamante ni bu ko signé après amul suivi wala duñ ko jëfee amul sens en fait dinañ ko def ñu jëfe ko la ñuy xaar boobax léegi nag gisuñu ñu jëfe ko et c'est vraiment dommage que tey ñu ko jege def li ni mel yoon jugul def liggéeyam dégguñu aussi kenn ci ñoom prononcé aussi boo gisee boo leen dalalee sax ci ñu bokk APR booy wax débat bi dañ koy xaw a daw duñ ci bëgg avancer mu mel ni ku ma am ndey ak ku ma amul ndey bi moom la ñuy nemmeeku waar na je pense que lii kenn ci opposition bu ko yëkkati woon wax ko non góoma dina fanaan këram. am na solo ay da suñuy yeggalee rek est-ce que tey du dafa xam ni dara du ko ci fekk. waaw il se peut que dara du leen fekk parce que tey jii nag waroon nañu changer la donne parce qu'on nous parle toujours de 2 poids 2 mesures ci suñu justice bu Sénégal et donc on attend vivement que ñu indi ay corrections tamit ci wax yi même si qu'il peut penser que dara du ko ci fekk parce que ki muy soutenir tamit moom moo di. il ne faut pas oublier que Aminata Mbengue Ndiaye mooy rakam. ñi ngay wax nag ci cadre ba nga nekk. ma jàpp naa ne seen rôle. ci côté bi bu leen échappé fii ba suba. mooy perte nañu lenn ci li ñuy dox pour askan bi jëriñu ci. mooy que ni au minimum ñi wax ci li Gaston Mbengue wax parce que dañuy dox ci non violence. après kaddu yi mënul jéggi lu jëm ci wàllu. bañ a nekk 2 poids 2 mesures. te man 3 questions yi ma yor. mais au Sénégal aussi. te man 3 questions yi ma yor mooy. est-ce que jeu politique la wala jeu pour non violence. beneen bi mooy est-ce que c'est pour duper ba pare jiig fii am feneen fu ñu jaar. parce que bu fekkee da ngay woote leen opposition bi nekk fii président de la république nekk fii li ngay dox man dama jàpp ne ci président de la république war a mën a doxee en tant que kilifa dem ci ñi nga xam ne ñoo nekk opposition bi alors pourquoi ñi siffler ci opposition bi doo ko dem ci président bi mu mel ni benn opportunité bu ñu doon ibbil la Macky Sall pour que mu xam exactement quelle est la position de l'opposition avant que moom mooy àddu ci décision bi ni mel. beneen question la bu fàttali ko également que ci ndaje boobu ngay wax Ousmane Sonko jotagul woon sax toogal waa cadre unitaire de l'islam. parce que dégg na moom dafa leen jiitu ñoom nee nañ wax ji da koo wax ci penc mi ñoom ñu tontoo ko ci penc mi donc tontu bi ba Ousmane Sonko di toogaanu waxtaan bi am démb amagul woon ci ngoon ba mu génnee nag ba ci ëllëg sa après ba bay wax ni lan moo tax si ñëwul ci ngoon gi la waroon rencontrer yeewi ci la toppee tamit décision bu Pastef que ñu souligner loolu également que ne léegi nag nagam sànq am na loo wax waa APR buñ leen ci woowee duñ ci wax on va savoir quelque chose puisque benn on attend tey à ce que mu artiste
démb moom topp nañ ko 3 fois suñu invité bi di koy wax rek muy recul. On va savoir si tey dinañ ci wax c'était ça kon aujourd'hui ci point politique bi ouvrir un peu la brèche à Magnon pour ñu yeggali ci wàllu wi kon ba mardi inchallah ci donc mu ngi doon amati war na solo bu baax a baax transition bi Aïda def na ko donc ki ñuy dalal tey